parce que am na loo xam ne boo ko waxul dañuy foog ne man mii toog di fii di wax ak dina am, parce que nit booy wax dafa am ñi lay déglu te ku ci nekk dafay am sa perception de la vérité, waaye dëgg benn kese la. Man mii di wax ak yow man musuma voter dans ma vie, man je ne crois à aucun politicien, xaw ma musuma am carte électeur. nga ne Sonko. li tax ma ne la c'est un mystificateur, il n'est pas reconnaissant. Mais Bathie lui a rendu beaucoup de services. Bathie Sonko toog na ci bureau Bathie man lii moom moo ma ko wax ci entretien ba Bathie Sonko mu abal ko mu sajaada mu julli. moom bi muy taxaw Sonko bi muy njëkk a taxaw di cité Bathie boobu Bathie jëlagul dossier bi. boobu doyen des juges yoragul dossier bi. bi ñu demee nag ba nga xam ne toog nañu ñoom ñaar ba waxtaan mu xamal ko ne lii confrontation bii du intérêt réew mi. boo leen ne da ngeen di déloger Macky yéen ñële jóg char yi taxaw bakken yu rot ci, c'est le Sénégal qui perd. moo tax nit ñi nañu delloowaat en arrière. kon Sonko da ko waroon delloo njukkal quoi. mais il ne l'a pas fait. lu tax mu waroon ko delloo njukkal. li tax mu war ko delloo dañ koy tëj. non parce que moom ki nga xam ne toog nga yow accusé ko. tudd ko ci loo xam ne moom yoragul dossier bi loxoom takku ci. nga dem ba ci biir ba gis ne kii jugement bi ma amoon ci moom dafa ute avec la réalité, avec la personne bi may waxal. mu libéré la moo tax bi mu génnee le même jour le 8 avril boobu bi mu génnee ba dem di wax il n'a pas cité Samba Sall, dafa ne Macky Sall, Malick Sall, Bassirou Gueye. léegi lu tax mu seppi ci Samba Sall. est-ce que newul lim fi jógee tax. déedéet boobu jógewu fi. boobu c'est le jour bi ñu libéré Sonko Aïdara. le jour bi ñu libéré Sonko le 8 avril boobu. lu tax bi yoon tuddul kii Samba. waaw. est-ce que newul dafa am lu xewoon ci bureau bi lu Sonko waxul. mais li ko guidé ci discours am bi. maanaam ni ko Samba traité ni ko Samba sermonné ramené ko à la réalité xamal leen ne leen nañ leen lutter pour le pays. c'est ce qui l'a fait changer moo tax mu am beneen gis-gis ci nit ki. boo xam ne Samba mii maanaam li ko nit ñi di waxal ak moom boobu. waaw li nit ñi di wax avec la réalité moom li mu constaté c'est pas pareil. d'ailleurs un de ses avocats wax na ko. d'accord donc delloowaat leen nga baal ma rek delloowaat leen en arrière ngeen déglu discours Sonko bi le jour bi mu génnee bi muy wax il n'a pas prononcé le nom de Samba. premièrement li tax ma ni la Sonko il n'est pas reconnaissant bi Samba deewee am na benn mu ngi def benn ci discours am yi parce que les politiciens ils sont tous pareils c'est du pareil au même seen intérêt rek moo leen fi nekkal intérêt réew mi ñuy wax ni nekkaluñ fi réew mi seen propre intérêt lañ fi nekkal. donc moom bi muy wax mu ngi wax ne waa am na ku yore woon dossier bi nekkatu fi yal na ko yàlla yërëm mais ki yore woon dossier bi il a un nom, il avait un statut wala rëy na rëy boo xam ne wala iñaan na iñaan boo xam ne mënu ko prononcer wala bu ko waxee il va perdre sa langue. moo tax ma ni la non à part que c'est un mystificateur man je ne suis pas là pour juger les gens wala di leen coller yenn étiquettes yi mais li ma constaté laa wax parce que ñàkk reconnaissance mënul weesu loolu. doyen des juges nag ci bi ñu leen gisee ak léegi li ngeen ñu expliqué mooy ku bëggoon njaboot la te ku baax la par rapport rek mbaxana bi ko yenn sénégalais yi solal ndax position. gis nga tey jii nii Ahmed boo leen génnoon gis maçon yi ko doon liggéeyal wala gis ñi ko doon ñi nga xam ne Samba bu ñëwaan toog fii ngeen toog ci suuf lay toog. c'était un gars bi nga xam ne c'était un rassembleur xale du bëggu nit ku bon Samba fu mu mus a dem rek xale yi dañ ko bëgg xale nitu seytaane xale du la bëgg loolu moom yaqin la koo xam ne nag bu jógaan sax bu koñ ba bu fa daan dem sax dafay gaare otoom fu sori dox këroo kër mu dugg fa képp kuy mbokk da nga ko seedeel la même chose man mii di wax ak yow tuddee naa ko doom bu bonoon duma ko tuddee mais nit ñi nag xamuñu kan mooy Samba Sall waaye booy wër ku baax ba romb ko doo ko gisati. jabaram ak doomam yi ak yéen ñi ko gën a jege bi affaire bi maanaam bi mu génnee àdduna lan ngeen dund keroog. métit xam nga toog nekk ci sa kër
nga bàyyi ay seex yu ndaw yoo xam ne dañ leen miinoon foo toog ñu ngi foo sa kaw yéeg fii épaule fii si sa kaw mbagg yi ndeysaan bëre këpp nga yeewu suba teel ci ay xale yu ndaw ñu ne la yaay ñuy wër seen papa ci biir kër gi dafa métti ça fait mal jabaram moom rek la xam ba fii may wax ak yow nii boo demoon léegi seeti ko yaa ngi ko fekk fi mu sëgg mu ngi sëgg di jooy nekk nag nit ku jullite sa papa nag moom mi ko yar. suma papa parce que moom nee nañ ay waajuram dañoo teel a. moom dafa teel a njirim. Samba Sall papa yar ko. dafa teel a perte ay parents am mun naa wax sax ne daanaka xamul papaam donc suma maam moo ko yar ak suma papa ñu dugal ko école à Sokone. Samba Sall il faut aller ngeen laaj ko xaritam yi nga xam ne ñoom la màggandoor ku mel ni ñoom Moustapha Dieng ñoom Moustapha Meng ñoom Mohamed ñooñu ñoo xam Samba Sall. lan nga doon dénk sénégalais rek. sénégalais yi li ma leen di dënk nañu def attention. te xam ne bakken jóge na fi ay bakken rot nañu te nañ bàyyi xel am na bakken yoo xam ne waruñu rot ci réew bu fa rotee rek problème dana am waaw nañu bàyyi xel xool bu baax fi ñuy teg seen tànk te nañu seet liy intérêt réew mi ki ñu yaakaar ne moo yore intérêt réew mi wala boog am nañ ci moom njortu gu rafet ñu jéem ko jiital. d'accord kon Sir Tapha Niang merci beaucoup. jërëjëf. mu nekkoon nag seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak Sir Tapha Niang moom mii nag jarbaatu doyen des juges Samba Sall dem si yàlla na ko yàlla xare àjjana di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah. salaamaaleykum groupe WhatsApp cité magistrat Sud Foire man la Samba Sall doyen des juges maa ngi leen di nuyu.